ahlan wa sahlan wa marhaba asalaamaaleykum 100% sport bëggeek ndamook safook tiitaro lépp àndandoo na ñeel leen fii ci albuqaatul mubaraka place bu barkeel bi fii la nuyoo gi nag jëlaam ba 100% sport à 100% sport ba 100% sport number 1 100% sport number 2 tey altine di yemook le 7 mars 2022 ñu fas yéene ñëw jukkil leen xibaar yi ma ko yore nag ak suñu football local bi kon suñu championnat di Ligue 1 ñu toll nag ci 12e journée bi nga xamante ni sax moom lañ doon joué jaraaf nag moo doon dalal Mbour Petite Côte ci stade Iba Mar Diop daal di ko daan ñaari bal ci dara. Jàmbaar FC daal di daraloon nag CNEPS ci stade Fodé Wade daan ko ñetti bal ci dara. niki noonu tamit AS Douane moom US Gorée daf ko fekk ji ci stade Ibrahima Boye daal di ko daan ñaari bal ci dara niki noonu tamit Casa Sport doon dalal Teungueth FC waaye nag dañu daal di témboo dem dikkul kenn ku nekk am benn bal sa kaw morom kon 1-1 la mu nekkoon nag ci stade Aline Sitoé Diatta. niki noonu Génération Foot doon dalal Dakar Sacré-Cœur ci stade Djibril Diagne waaye nag dañu daal di témboo kenn dugul dara kon 0-0 la jeex Linguère AC Linguère de Saint-Louis 100% sport doon dalal nag Guédiawaye FC kon Guédiawaye FC daf ko fekk ji daal di ko daan benn bal ci dara ci stade Mawade Wade niki noonu tamit AS Pikine doon dalal Njàmbur sama équipe bi ci stade Alassane Djigo waaye nag da ko daal di daan nag benn bal ci dara nag kon démb ñun la ñu wóol ban nooy daal ñun waa Njàmbur. Légende de Manchester United Harry Kane 100% sport ma ngay ñëw nag di dal ci kaw joueur United yi di leen critiquer bu baax a baax ba toll sax ci ne journal bi dafa ni Harry Kane ren dina joueur United yi ginnaaw defet bi ñu jël nag ci derby bi seen diggante ak Man City ñeenti bal ci benn 100% sport Harry Kane mu ni joueur yu Manchester United yi dañoo daal di bàyyeeku yàccaaral te nag lii warul mën a am moo xam ci match derby bi wala sax ci beneen match. mu xam ne nag ni mbir yu demee ni ki nii waruñu koo bàyyi mu jàll waruñu ko may kenn te nag Manchester United dafa xam ay joueurs yoo xamante ni jamono bi mérité wuñu sax di sol maillot United fi ne ni am na joueurs yu fi nekk yoo xamante ni bii yelloo wuñu sax sol maillot équipe bi laa la wax. le mur de Berlin 100% sport kon nag muru Berlin bi di Marc-André ter Stegen gardien de Barcelona dafa mel ni nag mur bi jamono bi ay bën yu bari la amee 100% sport journal sport di journal Catalogne bi nag ñëw di wane chiffre yi gardien allemand bi di Marc-André ter Stegen Hami Arini Blaugrana mu teg ci ni kat gardien allemand bi le 312 matchs yi mu joué ci toute compétition confondue ñetti jonganteeg fukk ak ñaar yi mu joué encaissé na ci 316 bi di ñetti téeméeri bit ak fukk ak juróom-benn maanaam ñetti téeméeri bit ak fukk ak ñaar yi mu joué ci toute compétition confondue encaissé na ci ñetti téeméeri bit ak fukk ak juróom-benn 312 matchs 316 bi kon nag ñu ni miir bi daal dafa mel ni il faut rek ñu woo Baye Mor Seck mu ñëw nag tayal ko daal ndax fi ne nii daal dafa mel ni daal moom daa xaw a am ay bën-bën loo xam ne am na ca Milan amu fa woon nag depuis 11 saison kon yàgg na Milan 100% sport am nañu jàpp ne lu am lu tolloog 60 points di juróom-benn fukki poñ ginnaaw bi ñu joué seen 28e journée di ñaar fukkeelu jonganteeg juróom-ñett foofu la ci championnat Italie Serie A wala Serie A nga xamante ni kat ñi ngi mujj am ay poñ sax seen diggante ak Napoli Pioli kon moom amul woon njàpp ne lu àgg ci poñ yooyu la ci yooyu la journée depuis 11 saison fukki saison benn ngi ni yoo xamante ni Milan daal ci dëgg-dëgg mënuñu am juróom-benn fukki poñ ci ab saison loolu nag mi ngi mujj woon am saison 2010 2011 100% sport bii bi nga xamante ni bii Eduardo Camavinga dugal na ko keroog seen digganteeg Real Sociedad nga xamante ni bii kat bam ne ko bim bal ba ni saax ca camp Santiago Bernabéu ñëpp a jug taxaw kon nag Eduardo Camavinga ma ngay wax nag ci boobu la biit muy xam ne ni kat mboot mi làqu ci bii bi secret bi papaam la ndax kat bàyyam moo ne ko del dóor del tiir del gën di frappe ci camp yi sama doom del dóor waay mën ngaa dóor kay sa tànk diis na del dóor te nag loolu moo am effectivement seen diggante ke Real Sociedad te nag ba mu ko defee gis na ca njariñ Atlético de Madrid daal di am ndam ci kaw Real Betis ginnaaw ba ñu amee ndam nag kii la di seenub entraîneur di Diego Simeone paaxaal borom tengaade bi entraîneur Roge Blancos yëkkati na cay kàddu mu ni Real Betis daf ñu waroon rek war ñu ndoom ba ci première mi-temps bi waaye nag deuxième mi-temps bi moom wuute na ñun dañu war a continuer ci même modestie bi la ak esprit bi la maanaam modestie lim ci dam mooy boo duggee ci match nga gëm ni kat lu nekk mën a nekk
nga def lépp loo mën waaye nag doo fa dugg di xoggale ko jàpp ni kat kii yaa ko ëpp doole. xëccoo gi ñu xëccoo nag chaise pour mën a qualifier jëm ci Ligue des champions bu mu ne ñun xooluñu lu jëm ci sax classement wu La Liga bi. classement bi mu joué bu ñu ko ci laajee mu ne ñun dañoo am benn groupe bu extraordinaire ci ay joueurs te nag ñun ñëpp dañuy dem rek ngir même objectif bi. équipe bi dafa bëgg di compétir ñu laaj ko ci Joao Félix mu ni joueurs yi yëpp kenn ku nekk da ngaa soxla woo temps te nag saa su ne moom dafa am capacité am compétence di dugal ay but te nag dafa am talent moom nag dana may mere de xam naa loolu waaye nag bis dina ñëw mu sant ma tey daal am nañu vraiment victoire bu am solo victoire bu am importance une victoire très importante. Real Madrid depuis ñu fondé club bi taxawal ko def na 120 ans di téeméeri at ak ñaar fukk 100% sport waaye nag am na ay mbir di ay instant yu fës a fës yoo xamante ni bi kat ràññeeku na ci taarixu club bi al fariqul merengue 100% sport ida lam takun madridista fa anta xosmi ñu ne nag yooyu la instant bokk na ci ñëw Santiago Bernabéu mu nekkoon nag li gën a rëy gën a riche ci taarixu Real Madrid waaye tamit bokk na ci tabax gi ñu tabax terrain Santiago Bernabéu bokk na ci tamit recruté gi ñu recruté woon kooku la di Alfredo Di Stéfano 100% sport bokk na ci tamit gagné seen première trophée Ligue des champions atum 1955 bokk na ci tamit gagné gi Real gagné woon seen 7e trophée Ligue des champions ginnaaw 32 ans d'absence fanweeri at ak ñaar toog nañ ko dégg ñu daal ci Ligue des champions daal di mujjee gañewaat seen 7e trophée loolu nag nekkoon lu rëy lu ràññiku lool la ci taarixu club bi waaye tamit bokk na ci ñëw Florentino Pérez ci présidence bu Real bi waaye tamit bokk na ci lu kenn mënul fàtte mooy jamono Cristiano Ronaldo époque de Cristiano Ronaldo soo ruuxu Madeira ci biir Real loolu nekk na lu rëy rëy ci Chris ci sama waa ji moom moom Matar moom day ñëw rek vocal moom mais Matar Thioye mi jàppal leen ma ko ngeen indil ma ko fi waay. Joao Félix le jeune portugais mooy mot de passe principal bi mooy ki tax nag Atlético de Madrid daal di dellu siwaat ci yoon bu baax bi ànd ak moom public bi mën nañu rêver am dara lu am solo ci njeexintalu biir saison le jeune portugais 100% sport nekk ki nga xamante ni nag mooy ki def différence ci classement wu équipe roxe blancos ci match yi weesu kon nag dafa daal di confirmer ab entraîneur di Diego Simeone ni ko mérité na nag place titulaire bu yàgg sax la ko mérité woon Diego Simeone dafa juum loolu amul kenn ku ci wuute waaye nag actuellement fi mu ne nii nag mi ngi dabaatal njuum te googale mi ngi jox Joao Félix place ak wàccuwaay ba mu yellool te nag tontu joueur bile tontu bi mu ko tontu nekk na tontu bu parfait tontu bu baax a baax ndax kat mi ngi brillé ci bépp match bu mu joué di jiite Atlético nag di leen yóbbu ñi réaliser résultat bu positif match par match kon nag ñu ne xëy na lu ni mel ginnaaw si lile trophée mën na cee topp nag 100% sport. ahlan wa sahlan wa marhaba asalaamaaleykum 100% sport bëggeek ndamook safook tiitaroo lépp àndandoo na ñeel leen fii ci albuqaatul mubaraka place bu barkeel bi fii la nuyoo gi nag jëlaam ba 100% sport à 100% sport ba 100% sport number 1 100% sport number 2 tey altine di yemook le 7 mars 2022 ñu fas yéene ñëw jukkil leen xibaar yi ma ko yore nag ak suñu football local bi kon suñu championnat di Ligue 1 ñu toll nag ci 12e journée bi nga xamante ni sax moom lañ doon joué jaraaf nag moo doon dalal Mbour Petite Côte ci stade Iba Mar Diop daal di ko daan 2-0 Jàmbaar FC daal di daraloon nag CNEPS ci stade Fodé Wade daan ko 3-0 ni ko noonu tamit AS Douane moom US Gorée daf ko fekk ji ci stade Ibrahima Boye daal di ko daan 2-0 ni ko noonu tamit Casa Sport doon dalal Teungueth FC waaye nag dañu raaj tembo nam dem dikkul kenn ku nekk am benn bal sa kangu morom kon 1-1 la mu nekkoon nag ci stade Aline Sitoé Diatta niki noonu Génération Foot doon dalal Dakar Sacré-Cœur ci stade Djibril Diagne waaye nag dañu raaj tembo kenn dugul dara kon 0-0 la jeex Linguère AC Linguère de Saint-Louis 100% sport doon dalal nag Guédiawaye FC kon Guédiawaye FC daf ko fekk ji daal di ko daan 1-0 ci stade Mawade Wade niki noonu tamit AS Pikine doon dalal Njàmbur sama équipe bi ci stade Alassane Djigo waaye nag da koo daal di daan nag 1-0 nag kon démb ñun lañu wóol ban nooy daal ñun waa Njàmbur
lii nag nekk di statistique bu am solo pour joueur de Man City ci Premier League bi kooku kana balaa ma ci ñëw nag bu leen fàtte garab gi nga xamante ni boobaak léegi ñu ngi koy wax di koy publicité mu nekk garab gu am solo waaye sax nekk lu efficace te amul benn effet secondaire nga xamante ni dafay raxas deret lu ci bokkul mu génn ko nga xamante lu jëm ci hémorroïde interne externe lu jëm ci ballonnement biir buy jooy fatiguement wala sax yaram buy xasan seere waaye nag rawatina ku mënul lekk wala koo xamante ni daal nelaw ko yombul waaye sax rawatina koo xamante ni dafa néew kàttan ci biir néegu sëyam 100% sport ko nag le jeune belge Kevin De Bruyne joueur Mohamed Sène bi borom chaîne MHD sport milieu terrain de Man City am na lu am solo nag lu mu daal di réaliser ak Citizen si ndax daal dina participer ci lu tolloog 88 bi ci 100 match ci terrain di Itihad ci carrière am ci Premier League daal dina fa amal 88 bii de participation ci téeméeri match yam fa joué ci carrière am ndax bu ñu xoolee daal dina dugal 37 bii di fanweer bit ak juróom-ñaar daal di def 51 passes décisives lu tolloog juróom fukki yoon ak benn jox na ko ay nawlum ni leen caax yaa ngi noonu yëngu leen na yëngu. ba tey ci 12e journée bi rek ci Ligue 2 bi 100% sport Oslo moom Sonacos daf ko fekk ji daal di ko daan ñaari bal ci benn ci stade Amadou Barry la woon niki noonu tamit jamono Fatick dara loon stade de Mbour ci teeraw stade Massène Sène waaye nag dañu daal di témboo kenn ku nekk am benn bal sa kaw morom Renaissance doon dalal NGB équipe bu ñaari tali Grand Dakar Biscuiterie bi waaye nag dañoo daal di témboo kenn dugal dara sa kaw morom 0-0 la jeexee ci stade Alassane Djigo la woon Duc doon dalal. is Ouakam kon dafa daal di fekk ci Duc daan ko benn bal ci dara ci stade Amadou Barry Kër Madior daal di dalaloon nag IC Sport ci stade Fodé Wade daal di ko daan ñaari bal ci dara Amitié FC moom Demba Diop daf ko fekk ji nag daal di ko daan benn bal ci dara ci stade Maniang Soumaré ni ki doon tamit Wali daan Thiès FC daf ko fekk ji daan ko ñaari bal ci benn ci stade Maniang Soumaré ba tey 100% sport kon Ligue 2 bi loolu moom fa tukkee woon ni ay résultats. Olivier Giroud ma ngay féete kaw boppam ak Milan ci bile saison ndax bu ñu xoolee kat juróom-ñeenti poñ yi Milan fàggu moom moo ko waral lu jëkk njaaga mooy njaaga ndax bit ya tax Milan fàggu yooyu la poñ moo ko waral tax ba ñu ni kat Olivier Giroud féete na ko boppam maanaam kon Giroud ma woon daaw Giroud mi ren moo ko gën Milan gañ na Atalanta gañ na Napoli gañ na Inter de Milan ci ay but yu Olivier Giroud dugal. kon fexe na ba fàgguloo équipe bi juróom-ñeenti poñ mu nekk biir yeegu rëy nag goo xamante ne français bi nag mi ngi koy biir ci bile saison Olivier Giroud. lii nag nekk di bonne nouvelle nekk xibaar bu neex a neex pour ñun waa Sénégal 100% sport ISO Ismaïl Sarr jaana li xabaar Sarr 100% sport Ismaïla Sarr doomu mama Mariam Babile kon nag 100% sport ñu ne blessure bi mu blessé nag nekk lu dangereux kon nag personnel médical bu club anglais boobu di Watford nag ña ngay xam ne ni. dina dellu siwaat bientôt du yàgg dara 100% sport kon nag ISO daal di blessé woon ci genou bi seen diggante ak United la woon ci jongante bi nga xamante mi ngi jeexawoon 0-0 ci njeexintalu ayubés bi lay weesu kon nag ñu ne Ismaïla Sarr dana wér dellu si ci jamono bi nga xamante ni daal jamono bu baax a baax laata sax match aller bi nga xamante ni bii Sénégal war na ko jouer ci match de barrage mondial Qatar 2022 bi nga xamante ni mi ngi war a laale contre Égypte ñu fas yéene ko amal le 25 mars fële ca Caire kon nag 100% sport ñu ni fi ne nag 2 semaines rek mën nañu wax ne moom moo ci des ñu daal di wàcc ci sa waat nag ci terrain bi bu ko defee nag ñu ni Ismaïla Sarr ñetti jongante lay toog pour Watford du ko joué yaakaar naa benn bi jàll na kon ñaari ci des xanaa kon ñu ni buñ sukkandikoo ci Afrique Sport muy xam ne le 14 mars kii la di ISO dana daal di dellu si waat kon nag ñu ni ISO alhamdulilah puisque yow kat mënoo ñàkk ci équipe bi dellu si la jàmm waay. boo gisee paxum kaña jekk saay rek ab kaña ni pëllet ni mes nga toog ba ci ak beneen kaña génnati da nga naan rek jeneen waaye nag keneen Ferran Torres lakkatina caax yi 100% sport kon nag fekk si na liste bi rejoindre na joueurs yi Barça yi nga xamante ni nag ñoom daal ay joueurs la ñu wuute kenn ku nekk rek ren ji la dugal na but lakk caax yi kon nag joueurs yi Barça yi dugal but ci biir saison boo xoolee seen lim mi ngi toll ci 21 joueurs te moo di ñaar fukki joueurs ak benn loolu nag dafay wone système bu Xavi ak équipe bi waa tamit coppite gi nga xamante ne nag amal na ko mu nekk lu positif ci performance de Barcelona 100% sport paxum kaña bu ji sottee puutit sotti ba kaña gi nag genewu ci biir di génn nag buy génn nag ak riir mi bëx loolu boo def tàppit doo ko fa xaar mes ngay def
ginnaaw bi nga xamante ne bii ci Ligue 2 bi nag daal dinañu amal seen 12e journée kon 100% sport classement bi nag ni la tëddee kon Wydad moom moo nekk ci bopp raw gàddu gi toogee fa ak 25 points di ñaar fukki poñ ak juróom. Stade de Mbour nekk ci 2e place bi am 23 points niki noonu tamit Sonacos nekk ci 3e place bi am 19 points. Demba Diop nekk ci 4e place bi am 18 points waaye tamit Jamono Fatick nekk ci 5e place bi am 16 points. bu ñu xoolee tamit ñaari Tali daal di nekk 6e place bi am 16 points Kër Madior 7e place 15 points Renaissance Dakar daal di nekk ci 8e place bi am 14 points Oslo nekk ci 9e place bi am 14 points 10e bi Ouakam la moom 14 points la daal di am ni ki doon tamit Port nekk 11e place am 13 points Thiès FC 12e place 12 points ni ki doon tamit Duc 13e place 12 points. Amitié FC nekk ca Mbaba Daara ga 14e place 10 points. obstacle di gàllankoor yi gën a rëy nga xamante ni bi kat Thomas Tuchel mi ngi koy jànkoonteel moom entraîneur de Chelsea dafa daal di xam ne nag gàllankoor yi Chelsea di jaamaarlool ci biir saison ci Premier League bi du dara lu dul rek joueurs yi blessé rek ko sonal mu ne waxoon naa ko fii obstacle bi gën a rëy nga xamante ni bii ñun moom la ñuy jaamaarlool mooy joueurs yi blessé joueurs titulaires yi blessé te nag dafa nekk ay blessures yoo xam ne dafa yàgg trop Reece James kenn la ko bokk ci joueur titulaire yooyu la nekk noonu tamit Ben Chilwell ñun daal looloo ñu sonal ay blessure xibaar yi nag di xam ne li mu jotee jantikoo ci lu jëm ci renouvellement contrat Paulo Dybala ak Juventus de Turin bi la des ko xibaar di ne Kolo Schira dafa daal di xam ne ni am na ab réunion bu ñu fas yéene amal niki alxames yi ñu dëkk moom te nag dina doon benn réunion bu décisive buñ ca jógee rek daañu xam ëllëgu Dybala ak Juve nu muy demee dafay toog wala bokk dafay mujjee dem dina leer ba fi mu ne nag Paulo Dybala amul benn accord wala bokk benn proposition bu bàyyeekoo ci benn club Inter de Milan Barça Atlético amul kenn ku ñu naan kat fi ne nii mi ngi ci mbir yi Paulo Dybala wala bokk amul benn proposition wala kenn ku mu amal accord. Jordi Alba 100% sport latéral de Barcelone daal dina am jàpp na lu def 7e passe décisive ak Barcelona ci biir saison kon nag jege na ngir daal di àgg nag ci passe décisive yi mu daal di amal ci meilleure saison ak équipe Catalogne bi ndax bu ñu xoolee Alba daal dina amoon jàpp ndal def 8 passes décisive ci ñaari saison yi la saison 2017 2018 saison 2018 2019 kon nag benn passe décisive rek moo ko dese ngir rek mu daal di àgg nag ci meilleur chiffre ci biir saison 100% sport. xibaar yu bare nag di jaaba jonge 100% sport de xam ne ne Atlético de Madrid équipe roxe blancos yi dañoo daal di intéressé wu ci recruter Marcus Rashford joueur de United ngir rek mu doon kenn ci recrutement yi ñu bëgg a renforcer équipe bi ci été bi ñu dëgmal 100% sport kon nag agent joueur bi ñoom dañoo daal di confirmer ni joueur bi xalaatul mu ko ci di changer avenir am ak Manchester United bëggul dem à cause de manque de temps de jeu non. dafa bëgg a continuer ci biir United te ci jamono yi ñu dëkkmal mais du jëm ci quitter United di dem feneen Rashford xalaatu ko. pour la 50e fois juróom fukkeelu yoon boo xamante ni Man City def na lu ni mel loolu la na 100% sport kon nag équipe bu Man City bi daal dina am jàpp na lu démb dugal ñeenti bit ci caaxum Manchester yi duma leen ñeenti bal ci benn ci loolu la nag ñu daal di gis ni City bi moo nekk juróom fukkeelu yoon boo xamante ni bii rek bu ci nekk. ci match Premier League dugal na ci ñeenti bit wala lu ko ëpp 50e fois boo xamante ni bu ci nekk ci ay match dugal nañ ci 4 bits de plus ñeenti bit wala mu ëpp ko ci match Premier League ci doon kilifteef Pep Guardiola nga xamante ni ñoo ko ëppalee beneen équipe bu dul ñoom ci Premier League bi moo tax ba mani United nee na woon yéen équipe yu ndaw yi na ngeen ma maytu waaye man li ma jaaxal te mooy Man City de màgg na. lii nag di malédiction nekk loo xamante ni mi ngi topp rek kii di Marcus Rashford le jeune anglais joueur de United 100% sport kon nag ñu gis ni Marcus Rashford daal jamono bile li ko dal du jàmm ndax mi ngi gëj a dugal but depuis mois de mai 2021 la Marcus Rashford gëj a yër caax yi kon nag Rashford ñu gis ni kat lu jëm ci malédiction boobule mënu koo dindi ni ki démb loolu sax mi ngi ñëw ginnaaw bi nga xamante ni Marcus Rashford mi ngi toogoon ci banc bi ci derby bu Manchester bi mu mujjee dugg ci deuxième mi-temps bi malgré que ni dafa am seen duo offensif bi daal di absenté waaye teewul ni ma nga woon ca banc Cavani ñëwul Cristiano ñëw teewul Ralf Rangnick teg ko ca banc waaye tamit ba mu duggee tamit dara France daal lu xëddeen Rashford yi mi gëj ngaa jibile ci sa yëfi bopp de kon 12e journée bi nag daal di jeexal ci championnat bu Sénégal Ligue 1 bi ñu daal di nemmeeku nag ni Guédiawaye FC moom moo nekk ci bopp raw gàddu gi nekk première
am 22 points di ñaar fukki poñ ak ñaar. AS Pikine nekk ci deuxième place bi daal di am ñaar fukki poñ ni ki doon tamit Génération Foot nekk ci troisième place bi am na ñaar fukki poñ maanaam 20 points. Jaraaf moom moo nekk ci quatrième place bi am 20 points ba tey di ñaar fukki poñ ni ki doon tamit Casa Sport nekk ci cinquième place bi am 20 points wi seera na kon daal li ko dalee deuxième ba cinquième ku ci nekk rek yaag sa morom yéen a tolloo ay poñ xanaa lu jëm ci wàllum xëy na ay goal différence moom la ñuy rawanteek yenn yi. kon ñu gis ni US Gorée moom moo nekk sixième place bi am 16 points Teungueth FC septième place 15 points Linguère ASC Linguère de Saint-Louis am nekk ci huitième place bi am 15 points Dakar Sacré-Cœur neuvième place 13 points Mbour Petite Côte dixième place 13 points ba tey ñu gis ni tamit Jàmbaar onzième place 12 points AS Douane douzième place 12 points Seneps Excellence treizième place am 11 points ni ki noonu tamit Njàmbur waaye Njàmbur waaye ñun waaye ña nga ca Mbaba Daara jële ñun dañoo mujj ca Mbaba Daara jële lañ faree waaye sama gars yi góorgóorlu leen nag 14e place 8 points. jongante bi doon dox diggante Liverpool ak West Ham United nag ñu nemmeeku ci jaloore joo xamante ni Sadio Mané suñu doom ji def na ko ndax ndam li Liverpool am sax moom moo ko daal di war lu jik njaaga mooy njaaga ndax moo lakk caax yi 100% sport kon suñu doom jile comme attaquant la doon joué waaye tamit def ngan di match bi jeexee nag Klopp di ab entraîneur am daal dina ko félicité ndokkeel kon ni ko ndokkale ci li nga wone bu du woon ak yow mu ñaaw 100% sport kon nag Klopp teg ci ni match bu doy waar la woon gis na ay individualité yu bari de haut niveau Sadio Mané tamit kenn la ku bokk ci ñooñu nga xamante ni dañ doon wane ay individualité yu am solo match bu baax la woon pour moom di Sadio waaye tamit dugal na but vraiment doon na jafe trop sax jouer ci maanaam jouer ci ak défense bi doon na jafe trop waaye ànd ak loolu lépp daal vraiment Sadio def na ngan di match waaye nag 100% sport ànd ak loolu lépp club moom seetlu na ay mbir yoo xamante ni nag vraiment mbir yu ñaaw la tey lu ko naqari la ay joueuram du koy faral di wane moo tax ba mu teg ci ni waaye nag ñun bénéficié wuñu jariñu ñëwuñu ci situation yi nga xamante ni jaar nañ ci te loolu jeexagul ñun bal bi duñ koy paasante te nag mbir mi loolu la ñun duñu paasante ballon bi wér na xam nga Liverpool moom da ngay xool kum neex surtout attaque moom gars yi kum neex rek jël bal bi sànni Salah moom waxaale wu ma ko moom jàpp na ni mu heure bu jàkkaarloo kaa yi nee rek daa war a dóor moom nit a ngi ci kanam war naa paas yoonam nekku ci loolu lañ koy nemmeeku ci moom lu bari Diego Jota day dugg bëgg a wane ni kat man banc bi may toog mérité wu ma ko il faut mu wane sama bopp di tiir rek bal yi naaw gan gi Luis Diaz léeg-léeg mu war a paas sànni bal yi mi ngi noonu Sadio léeg-léeg mu def ko waaw ndax boo gisee say morom di def yenn mbir yoom léeg-léeg il faut nga fekk si leen ci ndax da nga naan ñii daal duñ ma gën a mu ngi noonu waaw waaye daal gàcce nga la ma Sadio en tout cas loolu club moom il faut mu jéem ci taxaw nag régler ko ndax lii moom jëmul kër te koo génne mu mer nag boo nga wax ceeg sa mbaxana mu rëy moomu la. Kevin De Bruyne le jeune belge 100% sport joueur de Man City ma ngay commentaire ci ndam nañu am nag ci kaw United niki démb mu nekk ndam na yaatu ñeenti bal ci benn te sax ñeent ya ñaare moom moo ko daal di dugal yile kàddu la daal di yëkkati mu ni man damaa gëm ni sax United dañoo joué match bi ci anam goo xamante ne wuute na ak anam gi ñu joué yeneen match yi jéemoon nañu teg pressing loolu amoon nañ ci réussite sax ci première mi-temps bi amoon nañu leen ci ay difficulté pour rek mën a am ballon bu ci deuxième mi-temps bi dañoo daal di créer yeneen occasion yu bari ci deuxième mi-temps bi lañ ko daal di créer. Joe Félix le Golden Boy 100% sport kon nag dugal na bii bi gën a gaaw pour Atlético depuis 2020 kon nag Joe Félix ñu démb daal di nemmeeku ni première bi wu équipe am di Atlético moom moo ko dugal ci caaxu Real Betis ginnaaw 1 minute 14 secondes benn simili daal bu mu tegee fukki seconde ak ñeent ci la daal di yër caax yi. ci loolu la mu daal di dugal nekk bii bi gën a gaaw pour Atlético ci La Liga depuis ba ko Alvaro Morata dugale woon nga xam ne mi ngi nekkoon 52 secondes kese la daal di lakkoon jaaxi ci mois de juillet 2020 la woon contre Celta Vigo. xibaar yi 100% sport di xam ne Leeds United nag daanañu yeesal seen intéressé wu ci recruter kii di Takumi Minamino joueur de Liverpool ci été bi ñu dëkk man kon nag Minamino mi ngi nekkoon ci bëgg-bëgg ak xemamteef Leeds ci hiver bi passé waaye nag club moom moo préféré daal. Minamino continuer ci Liverpool kon nag Minamino ñu gis ni match bi Liverpool mujj joué contre Norwich City nag ci FA Cup bi dafa daal di briller bu baax a baax dugal 2 bi
kon nag Jesse Marsch nekk entraîneur Leeds bi nag moom dafa sàkku ñu recruter ko kii di Minamino ci été bi rawatina nga xamante ni xam na ay capacité am ndax ñoom ñaar kat liggéeyandoo nañu woon ci club Red Bull Salzbourg. Pepe Guardiola l'entraîneur de Man City dafa ni yoote Ralf Rangnick l'entraîneur de United nag daal di ko poñe ba mu dëgër tee ci jongante bi leen boole woon démb nga xamante ni bii kat daf ko dóor ñeenti bal ci benn 4-1 waaye nag bu ñu xoolee match bi nag xool càmbar bu baax a baax. gaay yi Pepe Guardiola yi dañoo daal di nag féete ko bu baax a baax gaay yi Ralf Rangnick yi téye leen rek mboqum tàppet mboqum tàppet de ku ko dul xalaat lu la neex defal de ndax bu la xasee mboq jeex na day foog ni moom bu la bàyyee nga rey ko moo tax mboqum tàppet boo xasee ba dugg fa moom jàppal ni moom sa bakkan mën na faa des 100% sport kon nag rawatina deuxième mi-temps bi nga xamante ni bii kat ci rux ceerax ji lépp daal lu xew daal si dee ko xewal. moo nekkoon équipe bi gën doon tekk pressing adversaire bi nga xamante ni bii adversaire am du United mënul woon sax nooyu bu baax mënul sax amal benn attaque bu ñu mën a wax wala benn gravité ci camp bu ñu mën a wax tax na nag ba City daal di écraser United. Gary Neville ma nga ñëw di critiquer kii di Marcus Rashford ngir niveau bi mu feeñee nag ci match derby bi 100% sport Neville mu ni Rashford niveau bi mérité wul sax di nekk ci classement wu Manchester United bi. xawma sax ana lan moo di objectif bi ana lan moo di jubluwaay bi ci dugal gi ñu dugal Marcus Rashford ak Lingard ci match bi ndax changement boobu dafa def impact négatif ci équipe bi jafe-jafe rek la indil équipe bi waaye du leneen. hakaza tudaarul umuru yaa Diego Simeone waaye kay waay nii la paa ba dafa toog ba ci yàgg rek mu jóg di taasu naan ay bët fii la war a ne ay nopp sax fii la war a ne ba ci yàgg mu ni ay ween fii la war a ne waaye football nag. dëgg-dëgg nii la war a mel 100% sport kon nag Atlético daal di am ndam ci kaw Real Betis ñetti bal ci benn mu nekkoon nag ci La Liga Santander bi ñu daal di ko amale woon sax ci terrain Real Betis kon ci loolu li équipe Rojo Blanco ci bi le résultat nag dañu daal di confirmer ne effectivement ñi ngi ci bon chemin ñi ngi ci yoon bu baax bi te nag point de changement fi Atlético soppeekoo nag nga xamante ni la bonoon mujjee nañ ko soppi def ko lu baax ñëpp a ngi koy fàttali ko bu baax seen diggante ak Osasuna la woon ci mois de février bi la passé kon sikk sàkk amul ci ni cause principale li gën a waral nag yeewute gi Atlético daal di yeewu ci ngëlëmte gu ñu nekkoon te mu xaw a yeex dafay dellu si nag ci sunu entraîneur di Diego Simeone nga xamante ni léegi nag xam na li war xam na réalité bi ci niveau bi muy tànnee classement léegi nekkatul ni yow yaa ma neex yaa gën a rafet kii gémmiñ dafa weng du ma ko jouéloo nangam di jouéloo ab joueur teg ko ci tur ba mu amee déedéet waaye nag léegi dafa gis ni joueur bi gën a pare à 100% moo war a joué te nag loolu mooy indi yi lañ jureef mu nekk ay résultats yu positif te nag jàpp nañu ni lii la bu continuer de bu saison bi jeexee mbir mën naa lu am solo. David Alaba bokk ci joueurs yi gën a fës waa tamit gën caa jege kii la di Eduardo Camavinga ci biir vestiaire yeeg terrain bi ndax dafay intéressé wu ci ay mbiram bu baax a baax sa foo ko faale ko di itteewu ay mbiram di ko jox café di café ak moom sës ko rëkk te du ko rëkk 100% pour Alaba dafay jox Eduardo Camavinga ci expérience am di café ak moom waaye tamit di koy jox sax leen ci ay instruction naan ko defal nii defal naa boo defee nii moo gën a baax nii baaxul bu ëllëgee dee ko defee nii nga xamante ni kat loolu daf ko jural njariñ moom Eduardo Camavinga ci terrain bi ndax daal bu ñu xoolee moom mi la di David Alaba dafa mel ni rek capitaine ci kiile di Eduardo Camavinga di koy guider di koy teg ci yoon nga xamante ni xale bi kat vraiment nekk na jeune talent bu soxla woon nag ñu koy jubbanti ci terrain bi 100% sport te nag loolu effectivement moo répercuté wu ci crédit Eduardo Camavinga tax ba mu doon ku gën a dal waaye sax performance am gën a baax waaw gën a dal de moom actuellement ndax bu ñu xoolee Eduardo Camavinga moom ñu naan def ay coup franc bëri woon na trop ba gars yi ni ko woon nag Eduardo Camavinga del dégg nag bu la waxee da ngay dégg sa coup franc yi nag bëri na. الفيلسوف الإسباني kooku moo di Pep Guardiola l'entraîneur philosophe l'entraîneur espagnol l'entraîneur citoyen si nag daal di yëkkati kàddu commentaire ci ndam lu yaatu lu ñu am ci kaw United mu ni nekkoon na match bu excellent depuis ci première minute bi simili bu njëkk bi ñu joué nag ci anam gu baax lool waaye tamit ñu am patience mën a muñ nag ci jéego gu njëkk gi Ralf Rangnick jéemoon na changer mentalité bu Manchester United ngir rek mu gën a agressive waaye nag ñun dañoo daal di gagner espace yi rawatina ci deuxième mi-temps bi nga xamante ni bii dañ doon jouer ci ginnaaw McTominay ak Fred. Riyad Mahrez 100% sport l'enfant d'Algérie muharibu Sahra
daal di commentaire ci ndam lu ñu am démb seen digganteeg United ak bit bu mu dugal mu ni De Gea dafa nekk ko excellent ci ay tiir yi nga xamante ni bii à terre la nga xamante ni da nga ko def ras de terre nii rek frappe yooyu def ci ndaanaane trop moo tax ma dóor ko ci kaw ma jàkkaarloo ak moom rek tiir mbel mu dal ci kawam daal di dugg man. Manchester United nee na woon yéen équipe yu ndaw yi na ngeen ma maytu waaye nag li ma jaaxal Man City de màgg na 100% sport kon nag Man City daal dina duma nag ganam di Manchester United tucc leen fudd seen digg duma leen ñeenti bal ci benn mu nekkoon ci Premier League bi nag ñu ko doon amal ci terrain Etihad kon nag ñu daal gis sax le jeune belge Kevin De Bruyne joueur sama waa ji Mohamed Sène borom chaîne MHD Sport moo daal di doublé ci 5 minutes ak 28e minute juróomeelu simili lakk na caax yi bañ àggee tamit ci ñaar fukkeelu simili ak juróom-ñett mu lakkaat caax yi encore une fois waaye nag laata loolu la Jadon Sancho joueur de United moo daal di égaliser loon United ci 22e minute di ñaar fukkeelu simili ak ñaar première période bi sax daal di jeexee 2-1 di ñaari bal ci benn 100% sport ñu daal di gis nag deuxième mi-temps bi la gën a xew nag fa la xewe ndax Riyad Mahrez ibnu Sahra le jeune algérien moo ñëw nag daal di doublé ci 68e minute ak 90e minute kon juróom-benn fukki simili juróom-ñett ak juróom-ñeenteelu fukki simili ci la ñu daal di dàbbali jogante bi jeexee ñeenti bal ci benn curux jàkk yomb jàkk mbelli ji nag takkarnaase woon na lool. Ralf Rangnick daal di commentaire ci défaite bi njël démb seen digganteeg Man City ñeenti bal ci benn mu ni ñëpp xam nañu doole gi Man City àndal force bi mu amee kenn la ko bokk ci équipe yi fi mën ci monde bi. l'une des meilleures équipes au monde te nag dafa am espace bu yaatu bu dox suñu digganteeg ñoom waaw différence dafa yaatu doole tolloowul doole yemul te nag loolu sax dafa gën a leer ci deuxième mi-temps bi cey Ralf Rangnick moom da aka nangu moom de carrément day jàkkaarloo ne yaa ma ëpp doole yaa ma gën a taxaw yaa ma man laylatu champions allati nantaziruha man sayakunu alxakam alladi sayaquduha 100% sport kon nag guddik Ligue des champions gi ñuy xaar diggante Real Madrid ak Paris Saint-Germain mu nekk retour huitième de finale Ligue des champions ñu fas yéene ko amal nag ci terrain Santiago Bernabéu UEFA tabb nañu nag ki nga xamante moom moo di Dani Makeli ngir rek mu daal di ko doxal mu nekk arbitre Hollande bi la kon nag bile arbitre di Dani Makeli jotoon na arbitré Real Madrid ñaari jogante yoo xamante ni ñàkku ca benn ndax kat bu ñu xoolee bi la jogante seen digg nag Paris moom moo nar a doon nag ñetteelu jogante di troisième match bi nga xamante ni Real kat li ñu bëgg rek mooy fàggu seen ticket de qualification ci ay conditions yu difficile nag ndax bu ñu xoolee ale ba dañ leen ca gagné woon benn bal ci dara 100% sport Dani Makeli. ana lan moo xew ci biir Atlético de Madrid loolu nag nekk laaj boo xamante ni bii ñu ngi koy samp bu baax a baax ci jamono ji nga xamante ni bii kat résultat yu fës yu baax lool moom la équipe bi di wane jamono bi équipe bu Roger Blancos yi équipe bu Moustapha Sall bi mu am ab diir boo xamante ni bii ci bile saison ña nga woon ca pax ma waaye nag jekk saay rek ñu gis ne Atlético dafa dellu si waat avec la force ñëwaat ak doole Atlético is back Atlético ñëwaat au top mbir mi yamul rek ci résultat yi muy réalisé waaye performance jeu technique bi mu wone ak tamit mboolem joueur yi koo ci xool rek da ngay nemmeeku benn état de physique bu am solo li ëpp solo loolu lépp nag mooy dellu si waatu organisation défensive bi encore une fois nga xamante ni bloc défensif bi ñu nemmeekoon ci Atlético moo ñëwaat waaw Atlético dellu si waat gi ñu dellu si mën nañu wax ni xaw na yéex ndax trophée La Liga bi daanaka rek mën nañu wax ne Real Madrid moom gagné na ko pare waaye nag ba léegi mën na def surprise bi gën a rëy ci dem fu gën a sori ci Ligue des champions bi ci bile niveau bu extraordinaire ak tamit défense bu solide défense bu dëgër nga xamante ni bii kat mën na peek wala boog mën na éliminer adversaire bu mu mën ci doon ak koo mën a doon. le roi des duels aériens en Premier League moom moo di John Stones kon nag bu ñu xoolee bal yi gars yi di xëccoo tëbandoo ca kaw pour mbëkk katey boor moom moo di John Stones ci Premier League bi nag ci biir saison moo ci gën a xarañ ndax kat bu ñu xoolee John Stones gagné na tolloo 88% ci duel aérien ci Premier League ci biir saison nga xamante ni loolu kat gën nañ ko leen ko depuis saison 2003-2004 100% sport nga xamante ni bii boobu la ay statistiques ay yu ne dema tàmbali woon di disponible ak yooyu kon ñu gis ne amul benn joueur boo xamante ni matal na lu ëpp 85% ci ay duel aérien John Stones kenn du moom. lii mooy Barcelone dëgg-dëgg bi ñu xam beneen victoire en poche 100% sport kon nekk yeneen 90 minutes yoo xamante ni bii
équipe bu Blaugrana yi Barça daf ci daal di confirmer ni yeewu gi mu yeewu ximmaliku gi mu ximmaliku nekkul rek benn ximmaliku provisoire ximmaliku ñu naan ay waay ximmaliku ne mu daal di xamaat déedéet Barça doxul ci yooyu ginnaaw ndam lu ñu am nag ci kaw Elche mu nekk victoire boo xamante ni sax ànd na coono waaye am nañ ko mu nekk nag 4e victoire consécutive ñeenti ndam yu tegaloo yoo xamante ni bii kat équipe bu Blaugrana yi am nañ ko kon nag équipe Catalogne bi gis nañu ni vraiment loolu daal dina am solo te nag dafay wane état bu parfait bi nga xamante ni bii kat équipe bi mi ngi koy romb. njabootuk entraîneur bi de di Xavi Hernandez Zarqaul Yamama loolu nag tekkiwul ni Barça dafa nekk benn équipe bu complète équipe bu mat sëkk déedéet ndax ba léegi problème défensif yi moom mooy metti boppu mboolem ñi nekk ci biir këru Blaugrana yi dafa am ay jafe-jafe waaye nag ñëpp xam nañu baax a baax ci ni régler problème bi nekkul rek lu dul ni dafay ñëw ànd ak solution ci mercato été bi ñu dëkk mën fa la yëf yi di gën a réglé woo loolu moo tax ba Xavi ak ay joueuram ak publicu Catalogne bi de manière générale dañuy jéem rek adapté wu ak situation bi fi nekk nii ñu xam ni kat lii moo fi nekk bu ko defee nag équipe bi mën a pare à 100% di ko dooree saison prochaine. kon 100% sport mu mel ni xibaar yi nag foofu la buure fi lañ ko dajee yemale ko fi ba beneen kon 100% sport 100% sport c'est les meilleurs. L'Eri TV, l'information en temps réel.